I don't know whether it's called protest or whatever, but they were having their banners and wanted to come to the president and send a message, and some of them were arrested. Among the people arrested is Seth Cham, who will give a statement in English. Seth Cham will also give a statement in Mandinka. That will be followed by Aladdin Bai, who will give a statement in Wolof. Aladdin Bai, give us a moment. Yes. And then on the far right, we have Musa Gai, is also a member of the Gambia Cement Importers and Traders Association, followed by the president of the Gambia Cement and Importers Association, Babakar Mbaye, who will not give statement today. The ones who will give statement is Seth Cham, who is already set to give a statement in English and in Mandinka, followed by Alaji Mbaye, who will give a statement in Wolof. They also want Mr. Jimmy Sow to give a statement in Saturday, then we will be done. We don't want to spend another hour in this hall. So we need some questions. They need some questions. Of course, then later we'll open the floor for questions and answers if you have any doubts. Thank you so much. So we'll start with Seth Cham, who will give a statement in English and also will translate the same text in the Mandinka language. Okay, let's all pray in our own ways, 1 minute silent prayer before Seth Cham speaks. Says all yours. Yeah. Bismillah. Assalamu alaikum. Greetings, everyone. Greetings, the media, print, audio, and visual. Greetings, the Cement Importers and Traders Association. The president, Babakar Mbaye, the vice, Babu Gay, Treasurer Alaji Mbaye. Yeah, with regards to what happened and the current situations on the ground, we applied for permit to demonstrate 3 times. However, our request was rejected. So with regards to the incident at the National Assembly, after the display of the association's banner and some of our members holding few stickers at the assembly gate when the presidential convoy was going into the assembly. On our way home, some people were begging for the organization's T-shirt, including few officers, which only bear our logo and contact. So that's when they arrested me personally, Sheikh Cham, because the T-shirts were in my car, and Omar, who was distributing the T-shirts at the Gambia High School first gate. Alaji Mbaye was later detained with us when he came to the police station. We the members who were arrested, including myself, were released on bail yesterday evening, the 27th of June, and currently reporting on bail. Furthermore, I am confused with few of the questions I was asked during the screening process, and I quote, "What is your political affiliation and what is your nationality?" My question here is, what is cement used for? Who are the people affected? Cement is fundamental for the development of every nation and is used in all stages of building, from the foundation to the finishing. Furthermore, road construction. Therefore, tax increment of 180 per bag to ban us from trade, thereby monopolizing the cement business, affect all Gambians. It's a national issue. The policy risks a border trade conflict with Senegal, a crucial partner supplying electricity, construction materials, and security, amongst others. The government is wrongly advised to stop Gambian youths from doing cement business and making thousands redundant, after all the privileges given to them, like the special investment certificate, the $50 million loan guaranteed by the government. You still went further to advise government to ban Gambians from cement business by starting a media propaganda to monopolize the business.
which only works to your advantage to be able to push the prices up and compromise quality to enable your private company to be able to pay back the loan at the expense of Gambian consumers, the construction industry, young businessmen, and so on. Gambia should be for all Gambians. Justice for one should be justice for all. And we should practice free market trade. Furthermore, more than 500 trucks bringing cement load into this country every week uses 400 liters of fuel. Those in the petroleum business are also complaining because of their low sales. Furthermore, also in their media conference on the 19th of June, Jar Oil celebrated the arrival of a cement vessel, confirming that they import cement 100%, which means 100% of all their cement is imported. Presenting it as a significant achievement, what happened to the manufacturing industries that they call themselves? Just a week, this imported cement is finished. Consequently, due to this shortfall, Jar Oil has dispatched tankers back to Senegal to procure additional cement for the same factories that we, the small-scale Gambian importers, have been banned from going to. What happened to the ban on the cement coming from Senegal? Jar Oil buying cement from Senegal, bringing a vessel respectively. I believe that is double standards. Before people invest in business, one of the key things that people consider is security. Security of the country, lives and property. It doesn't send a good signal when business can be closed at any minute without any communication, proper assessment, no redirection period. And especially this scenario where the monopolization is for a private business, not a state-owned enterprise. This type of policy sends a negative message to investors about policy stability. Looking at the public outcry, looking at what consumers are going through, there are transportation cost of cement to Basa is $65. To other places like Fatoto is $75, and offloading around that area is $7, unlike the combos where offloading is $5 per bag. That is the reason why the few that are getting cement around those areas are getting it for $550, which is not fair. When we were bringing in cement from Senegal, wholesale price, including the cost of cement, transportation and offloading, all over the regions in the Gambia, was at $375. This policy of the government failed to address our stock in Senegal and our guarantee at the factories in the form of VAT, that is with the cement factory. So there are tons of our stocks in Senegal and a lot of our money in Senegal that is at the factories, and this policy of the government hasn't addressed that. We are really disappointed with the Trade Ministry for saying he will not reverse the decision on the tax increment to $180. We believe a government can reverse a decision it feels was implemented, however, did not favor its citizens. There were accusations that we are the one who, because of the cement trade, the CFA prices was going up. But when we were buying cement from Senegal, the CFA was $550.60 the last time we bought cement from Senegal, and now currently the CFA price is $575. And there has been this rumor. People will usually say Senegalese people do not allow Gambian cement into Senegal. Let's look at that thing economically, because you bring the cement from Senegal, you pay for transportation, pay for all the tax, bring it to the Gambia, put it into bags. I don't think anyone will dare send the same cement back to Senegal, considering the high electric cost in this country and transportation back to Senegal and sell it there, which is not ideal. For the past 2 months, since the inception of this fair policy designed to protect the business interests of Jar Oil, we have made every effort to engage in dialogue with the government. We have spoken with several members of the presidential cabinet, including Sidi Cisse, Alaji Baji Sisoho, Suleiman Haidara,
Salifou Jaite, as well as the National Assembly. Additionally, we have held multiple meetings with the Ministry of Trade and GRA. We will continue to engage the government and explore all avenues possible to make sure there is free trade for all the youths of this country. Kindly know that it is our civil right to operate as independent Gambian-owned business. Today is cement. It is going to be something else tomorrow. Western ideology of divide and rule. So we are calling on the government to reassess its policy, to patronize fair trade and support competitive market. We further demand an economic impact assessment and hold responsible officials accountable for anti-business policies. Last year, we imported a total amount of 619,498.92 tons from Sahel. This figure exclude the amount of cement that was imported from Sakosim and Dangote, respectively. What we would also like the government to look into is the consumers, to prioritize the well-being of the Gambian consumers and Gambian business. Therefore, I will conclude by saying the directives that the government has taken patronizes the interest of a single individual over the economic well-being of Gambians, risking high prices, reduced supply, redundancy, and strained trade relationships. The competitive market and a competitive market and a diversified supply chain are essential for economic stability and growth. Thank you. All right. The same text will follow. Mandinka, you want to take some more? All right. I'll try and summarize it in Mandinka as best as possible. Yeah. Assalamualaikum. Bari wamba ngajela nying watin dingo kono mumbe media to kunu katandi ko some of the cement importers members solier arrestle at the National Assembly penko do jana mun kata nga pamito apply le signa saba bari yang reject le unfairly imang pamito di molla. So few of our members kabrim balona Purka State address at the assembly ya banal mutalaning few stickers ya display just to pur man sakunda molla concerns ya as citizens pur ya long because we have man sakunda try le purka engage pur night ya mo pur ngana into agreement katu ela nying price increments wol amma mo fenke bari kabri ngawo ke foko pare men mbese kang kata antara Gambia hay bunda to me pakle no to mbese kang then one of our members mi ang ka benun tisatu mo le adanun tisatu la be so kan tisatu la ya arrest so nde fana me an ko tinte Cheikh Thiam me an ko tisatu fana ben na motol kono inada fana yenda fana arrest then ye mol detain at police headquarters Banjul. Then another member mna ka fay alaji mbay ade fana natan ji police station otono kana jibe mu kana mo la condition of jibe then inata ade fana detain and intolje but the sign ye more release le on bail but we are still reporting on bail well we are still reporting on bail. Bari kabring ye mol arrest ku jamal be jemun narante inte jahal ase Gambiano tabi nara nyine kay ko nyako ite political affiliation wolem kamundo ko ite be mum party jumal do wole bota party jumal do wole ka party jumal support anu ko ite mum Gambiano di without ka jibe ko simento mum fenete mu yalan ko Gambia be la problem on because ni ma sang iba usually wole be ni fim ko ko because ni simento da selata rek luwasul ko serle bilin material se mo bebe ni cement bisa so kon ak bele affect so andondol nga belief le ko government la ñim fen ko ñin kamol ban ka cement ona day mun le ñin government advice pour ñin decision ota ye government advice le wrongly because
government man na economic ning assess ka ko si kon dol ka cement o jelle dundi Gambia kono jang karunia ko si serum dol cement importers and traders association from Sahel dorong 619,498.92 tons le dundi only from Sahel wo is different from Mumbotan and Sako sim aning Dangote wo ka tandi la control nka cement jamale dunde nyi Gambia banko kono anu nyi nomba mu foka nga kayto be mbulle from Sahel Cement Company mi yalan ko ila MD le fongo ya sign mi yalan ko niya mo interest fongo son sa disclosure no man ke balu jelale nka cement on adu nyame nyi banko kono nka how many tons of 42.5 le nati and how many tons of 32.5 last year 2023 sango kono so mbana mbe government sakunda kile kan pour ayala nyi decision o jibe katu ko trade minister mo fo kam do ko nyi decision o nga tante murunda ko mal nga believe la ko man sa ko na la decision anya ndam na ko wala because ka sate la interest wala jibi anu sate la interest o consumer la interest nga mera wala kala man sa kunda la force priority one of na competitors me ko man sa kunda ya ma ko ele yes special investment certificate de la me ko na mo jamal bi me ko abuka yo bi ko sika wi fa yele aning government sa kunda na ta guarantee fana da julo do so mun tara kanya $50 million bay hani sañ atema wasade ate laftale gambe nol be bondi cement do ko kono mun be cement wafu la cement business so adda mai cement wa fa ni gambe sade kono adda ma man ka gambe di ngoti so ntol wa fa la man mu dawan sekunda fa na praji fa na jiwe because sade dingol fa na mun be nyenti do kono ade no vidi bi na mun ekle mo jamale be fuli la joko an sade be nyanda sade dum mo be la tati so man sekunda fa na kol kan prawo jibi anendi accessibility of cement mo me anko itale ka ni cement o use ni Gambia sate kono aning mo la business o so nga basically aning ngawol fa no angle kangola aning kabring ye tumulo do la ndum kan ka fako kabring tol ka ndol ka ni cement business o wala CFA rate ni selende for 560 by kam tol fa na CFA sana cement o sana wada CFA 560 CFA na da selende for 575 mon ka tande ko amanke cement na cement importation because CFA is pegged to the euro so mba fola man sa kunda da ay la ni decision o jibe ay molbe do ko because ndol ka mon advocate amang fo mantra ka ko man sa kunda ko kare ni kare bondi business ko no para mbe bula mbe operate freely ni Gambia sade ko no pour competition o sekeno mbola dani kan man sekunda bulu pour man sekunda ala wo decision o jibe because ning amang Gambia favor because of our trade relationship with Senegal ani momo nata pour ka invest ade ko ni gi mira mun na folo wolem sade la stability ning wolem khairo ning for it terla business ko no yana ya fo itele keling la business o close e man time de la e man silo de le be divert la nyamen ibe la policy fek ibe redirection o kala nyamen so ndafta la man sekunda yo fe ala decision o jibe dal so ngam rembe conclude la wolto den yes the same text will follow in one of Ahatim by so you can mute your microphone for that back no gonna go which one? This one. Oh, I thought this one is mine. Where is mine? Ah, okay. This one. So you can address Aladimbai as an executive member of Gambia Cement. Okay. Assalamualaikum warahmatullah. maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam tàmbale ko ci members of the executive bi ak high table bi ñu fi toog yëpp di nuyu members of the floor ak media houses bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen jégalu ci xaw a tardé bu tardé di ñëw rek di jaajëfal tamit Cheikh Thiam ci taxawaayam ak liggéey bu rafet bi nga xam ne moo fi jaar tey nag lu waraloon suñ jotaay fii
du dara jàmm rek la ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax ndaxte démb ñu bëri yëg nañ ne am na xew-xew boo xam ne xewoon na ba tax na démb sax lañ bëggoon a leeralal askan bi nu mu fa demee woon te dara waralu ko lu dul ginnaaw boo xamee ne ci ay yoon taraay neen pour gis kii di His Excellency président Adama Barrow te mu joxe lool pour ñu mën a toog ak moom waxtaan ak moom sàkku ne ko ay yoo xam ne joxe nañu te it jaar nañ ci bunt yu bëri pour jéem a engage government démb nag xamoon ne mu ngi ñëw te di National Assembly so gisoon ne tamit jaaru na wala yoon la ci ñun pour ñu mën a dem bokk ci ñi nga xam ne ñi ngeen def ci welcoming bi foofu pour tamit ñun tamit ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne danañu ràññee waaye ci kaw loolu nag jafe-jafe lañ fa am ak erreur boo xam ne moom moo leen dal ndax ginnaaw bi nga xamee ne ñun ñu fa ci ñun jàpp nañ ci ñaar ci loo xam ne ay t-shirt yoo xam ne soloon nañ ko wala am na message yoo xam ne moom lañ bëggoon a jàlle tax ñi di police yi wala di PIU office yi arrest yi ñaar ci ñun muy Cheikh Thiam ak Omar so bu ñu leen jàppee ba yóbbu leen nag leeral loolu daf ci baax ci police bi from police line gars yi yóbbu leen police headquarter fa lañ demoon ginnaaw loolu ci leen call executive members yi ñoom ñu ñëw fa man suma boppa nga xam ne dama génnoon balaa maa ñëw fekk arrest boobu am ci laa leen fekk ci police bi so bu ñu fa demee buñ confirmé ne man maa ngi fa woon te ci team bi laa bokkoon moo taxoon ñu jéem maa boole ci arrest bi waaye later on man xam ne su crime amoon daf ma wala crime indiwuñu fa tax na jëluñoo na suñu statement man bokkuma ci woon waaye ñu teewoon Cheikh Thiam ñu ngi ko bail with 10,000 bond dollars mooy bail bi ak Omar tey ñoom dem na report ba léegi ñu ngi continuer di dem report te ñu ngi ñaan nguur gi mu bàyyi ñii nga xam ne ay doomi réew mi leen dara taxul leen a jóg bëgg nañ ko leeral ci mbir mi mooy ni nga xamee ni ñun moo ñu dal fu mu nekk nii lu mat ñaari weer lii di Cement Importers and Traders Association bi ñu ngi toog liggéeyuñ waaye diiram liñ toog noonu yépp terewut bunt boo xam ne ni buntu nguur gi la ñu ngi fay jaar di fa seet naka la ñoo def bi nga xam ne dañoo ubbiwaat liggéey bi ci jàmm waaye dafa mel ni xaw ma dañ koy yëgoo ñoomu neen xaw ma lan la waaye gisuñ ci benn bunt boo xam ne wax dëgg yàlla gis neen fa benn ndimbal commencé ko depuis Gambia Consumer and Competition Protection Commission bi nekk kootu engage neen di jaaree dem neen fa tey commissioner général tamit wax nañoo moom dem neen ci ministre bi nga xam ne mooy ministre of trade dem neen fa dem neen tamit bind neen National Assembly bi am neen executive committee for ministry of trade wax nañoo seen secretary bi tamit bind neen leen waaye yii yëpp lu mel ni jaaree ñoom li ñu xamal moom moo nekk ne ñoom ndigal rek la ñu mën a jëfee si liñ leen jox nii ñoom dundee nekku ne ñoom ñoo def lu waaye taxi bi jógee ci ñoom ministre of the National Assembly wax ne danay engage ministre of trade waaye loolu ba léegi gisuñ ci benn bunt lii di bànqaas la ci ministre of trade muy Gambia Consumer and Competition Protection nga xam ne moom lu muy sàkku si nguur gi moo ne mu bàyyi ñëpp ñu liggéey comme ni ko Cheikh waxee nga xam ne Gambia amul benn manufacturing industry boo xam ne dafa defar ciment so ci kaw loolu ñoom liñ gis ne moom mooy li gën ci askan bi mooy ñi yaatal mbir mi ci market bi ba mu nekk free trade market mu nekk market boo xam ne buy compétitive la maanaam ñun ñëpp ñu mën a ñëw indi ndax loolu li nga moom moo am njëriñ ci askan bi loolu moo am njëriñ ci consommation te ñoom consommation la ñoo protect loolu luñ ciy fàttali nit ñi rek yàggut dara bi nga xamee ne Gamcel moom moo fi nekkoon ci benn cellular company réeréew leen mbir ne sim card doon na fi jar sax ba ay $1,000 ñeneen ba $1,500 waaye tey sim card foog naa ne dinañ la ko may te biñ la ko jox sax dafa ànd ak crédit kon ngeen gis ne business bi lu ci gën mooy
mu am compétitif suñu amee compétition si ngay gis ne si la marché bi di mun a dox waaye business boo xam ne dañ koo monopolise jël ko jox ko si loxo kenn nit loolu jaadu te loolu nekkul loo xam ne luy dimbale business bi la loolu luy sonal askan bi la loolu luñ ci mën a firndeel bëri na ndax depuis ñi nga xam ne téye neen business bi soo ko xoolee semaine bi dafa gën a manqué ba pare dafay jur moom price bi mu ngi yokk ak lu muy seer fii si Kombo area bi li muy seer ci provinces area bi moom moo ko ëpp foofu te loolu noonu la ñàkkee noonu la fa ñàkkee looloo waral sax mu gën a seer noonu gannaaw buñ négocié ak wala ñuy waxtaan ak ministre of trade bi nga xam ne muy Babacar Diouf ñu engage ko several times gis neen ne solution amul suñu diggante moom nga xam ne moom lim ñu xamal ne moo ko def jëlee lii doon $30 par bag nga yóbbu ko ba $180 loolu lu ñu ñaan Adama Barrow rek na delloo si xelam xam ne ñun doomi réew mi leen ndawi réew mi leen te loolu du ab yokk loolu li ñu koy ñaan mooy président na nga teggi baan bi nga xam ne moom ngeen teg ci semaine bi ñu import ndax $30 ba $180 loolu yokku taxu koo jox waaye loolu pour baan semaine bi la te baan semaine bi tamit daf ñu jaaxal ndax semaine bi kon dañ waroon a wax ne ñun oto yi lañ baan te waaye parce que semaine bi ba léegi mu ngi jógee Sénégal di ñëw ba nit ñi wax yéen ci jamono ji semaine bi mu ngi jógee Sénégal di ñëw kon lan moo war a tax ñu téye oto yi nga xam ne moo gën a disponible moom moo gën a jàppandi ci liggéey bi pour ci askan bi ñu téye oto yooyu noonu ñu jël semaine bi teg ko ci loxol kenn nit salaam nekkul di dem Sénégal di fa jëlee semaine mu ngi import semaine boo xam ne si ñëwee mu break down ko dem jëli suuf Sénégal jéem koo mix ba am semaine gaseem moom jaaxal na ñëpp fan la moo jëlee semaine man bi ma déggee ne gaseem da nga ko jaay ba léegi gisuma benn gaali semaine boo xam ne gaseem moo ko indi loolu tamit waroon nañoo fexe ba xam xanaa gaseem moom fan la mooy jëlee semaine ndax lan la nit di indee semaine ci dëkk bi ba pare sa tur wala nga jox ko gaseem ngir loolu yëpp mun naa indi ji jaax waaye Jah Oil dañ koy tudd mu leer ndax duñ wax si moom loo xam ne du dëgg xëy na tudd ko ñeneen ñi mën nañ ko bañ waaye comme li ñuy wax si moom dëgg la jàpp nañ ne loolu du erreur parce que li ñoo wax si Jah Oil moo nekk ne tàngami moto tàngami ba léegi ñoom ñoo nekk di dem Sénégal di fa jëli semaine comme ci wax na ko Jah Oil dafaa dem Sénégal jëli semaine Jah Oil dafaa indi gaal di jaay semaine soo moom double standard lam nekk di dem su ko neexee mu indi gaal su ko neexee mu dem Sénégal indi semaine loolu nag ñun dañ gis ne loolu lañ tuddee kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax li ko waral mooy lu may Jah Oil loolu te ñun mu xeñ ñu ko te bu doon ne citizen la rawut ñu ci citizen kon lan moo tax moom mu am right boo xam ne moom mun na jëlee semaine bitim réew indi ko through vessel waaye am na tamit right pour demaat Sénégal jëlee fa semaine indi ko te ñun mënuñoo indi semaine loolu daf ñu jaaxal ndax ministre bi ci lu mu sukkandiku ba wax yu mel noonu mu ngi sukkandiku ci jël ay lay laa ko mën a tuddee di wax ne moom am na loo xam ne daf ko bëgg a régler diggante mu ak Sénégal kon dafay niroo ne Gambie xanaa dafa am trade woo ak Sénégal déedéet ndax loolu su fekkoon ne moo am nekkul ne semaine yi transport bi ñoo indi moto yi boobu rek la ñoo téye waaye dañ gis ne du semaine boobu rek la téye moom rek la téye waaye comme ni ma ko waxee bu mu tax bu ma réglé problème ak Sénégal lu tax muy bàyyi Jah Oil muy dem di jële ji semaine Sénégal kon kay dafa war na toog benn réglé ak Sénégal yi ba pare Jah Oil continuer business am wala ñun ñëpp ñu doog a continuer suñ business bi waaye bàyyi kii muy dem Sénégal di jëli ba pare nga téye ko dañuy jël excuses ne dafa am certain yoo xam ne moom nga bëgg a réglé yu ñuy jël naan ay Gambia gars yi investuñ Gambia ñu ngi invest Sénégal comme parce que soo investé Sénégal da ngaa mun a jaay Gambia soo investé Gambia doo mun a jaay Sénégal loolu ñun duñ ci ànd parce que su fekkee ne loolu la ba léegi Jah Oil du continuer di jële ji semaine Sénégal te ba léegi mu ngi indi semaine buy jógee Sénégal loolu lu ko lan moo waral loolu bu doon loolu la ba léegi basal root ak légume bi yëpp du continuer di jógee Sénégal te loolu ba léegi mu ngi jógee Sénégal lu ma jàpp wala luñ jàpp ne moom mooy li xew mooy nekk ne semaine bii ñu nga xam ne moom leen téye oto yi loolu dafa am koo xam ne loolu daf ko féeboo trop loolu daf ko arrangé so moom di moment ñu ngee téye suñ semaine bi moom noonu la moo gën a indee gaal di jaay semaine
noonu la moo gën a indee daw dem Sénégal jëli ciment di ko jaay loolu mooy li nga xam ne moom ñun loolu leen gis te loolu mooy lu am dañoo jàpp ne nguur gi is for the government of the Gambia for the Gambia and by the people so démocratie lañ bëgg a si réew waaye waxuñ ne nga jël réew mi seet ki la neex moom muy liggéey ñi si des yëpp nga toog ne leen doo leen liggéey te kenn joxul leen lu ñoo dépensé depuis ñu téye moto yi ba léegi amul benn driver boo xam ne ni dangaa ñàkk sa liggéey ñu ko muñ te ñi ngay liggéey ak ñoom te ñooñu ñu ngi leen di fay kon loolu métti na ci nguur gi dellu ci xelam bu baax a baax a baax a baax ñu xam ne yii ñuy jël noonu yow d'accorduñ ci ak ñoom su fekkee ne investors yi ñoo doon investor Sénégal investion Gambia loolu Gambia moo war a lijjanti problème yooyu tey jii ni businessman yi fi nekk yëpp bëri na ñu nekku ne ñu nekk si semaine bi rek fi nekk ñëpp xam ne ne Gambia seen port bi seer na seer boo xam ne conteneur yi wàcce Sénégal di ñëw Gambia bëri na trop lan moo ko waral te Gambia mu ngi am port xanaa lu leen gënaloon ñoom ñu wàcce ko seen portu dëkk waaye naka la Gambia mun a amee port abandon ko du ko use Gambia am seaport abandon ko du ko use ñun xam ne ne sa tourisme bi dafa dee lii mooy li nga xam ne moom moo sonal dëkk bi buñ ko sukkandiku ci semaine bii nga xam ne moom la ñoo layee ne moom dafay ekkati koore ci wala dafay daane économie bi ndax semaine bi ñoo mujjee jënd semaine by April 5 semaine bi CFA baa ngoon $560 tey CFA bi dem na ba si $580 lan moo koy nekk di ko yokk kon loolu tamit lu jar a bàyyi xel la te ñu génn ci domaine bi nga xam ne moom lañ nekk di réeral askan bi ndax lii mënuñ koo tuddee lu dul lëndëmal xel askan bi li ñu wax ne moo tax ñi téye semaine bi ak lu ñu téye semaine bi ñun dafa utee ñun nag li ma leen wax yëpp jaar neen fi emuñ sax si jaar si government institution si rek waaye ñi nga xam ne ay kilifa leen ci dëkk bi nekk si business bi nekk si NPP yëpp sumi ay Souleymane Haydara ak Alaaji Bandinko Sissoko ak Sidi Cissé ñëpp ak ñeneen ñoo xam ne mënu leen tudd yëpp engage nañ leen ci la oote bi ci li nga xam ne moom moo fi xew waaye ba léegi nguur gi mu ngi téye fi mu téye te bàyyiwut li mu bàyyi démba li xew démba benn jàpp ñaar yóbbu leen ci police bi ñun yëguñ ko préparé wuñ ko te lu ko waral mooy toogaay bu métti bi ak li nga xam ne ñàkk suñu liggéey bi mu ngi ciy jur loolu moo waral yooyu noonu na ko nguur gi moytu loolu bu baax a baax a baax ndax téye bii mu téye oto yi na gëstu askan bi ñun lu tee ñu bàyyi mun nañu noon seet pexe wala nangam waaye duñ nangu ñun ay Gambien leen duñ nangu mukk ñi jël liggéey bi di ko teg ci loxol benn nit moom mu continuer di monopolise market bi ëllëg suy yokk marché bi kenn du ko yëg te ñun buñ jaayut ciment sax xanaa ñun dinañ jënd ji ciment pour sampa suñ yeneen sampa yi dinañ liggéey suñ système yi sax dinañ def liggéey léegi ñun dañ war a toog faslante suñ loxo yi ndax ne nguur gee ko wax rek ñi bàyyi ko nguur gi moom mu bàyyi business bi su loxol kenn nit kooku bis bu mu ko neexee muy yokk price ba pare li mooy def mënul ko fii ba province bi soo fa demee ciment amut waaye mun na ko wala mënul ko loolu soxalul association bi parce que bu ko mënee dàqul ñu ko te ni mu amee right bi lañ amee right bi soo ñun daafoo nekkuñ fi sax di market mun na ko wala mënu ko dañ waroon noonu liggéey ñooñ ñi bàyyi ñu dem liggéey loolu mooy li nga xam ne loolu la ñoo ñaan nguur gi ci waxtaanam ministre bi def na ay jéego pour jéem a seet ndax ñun ñu doon import ciment sax mun nañoo jéem a jënde si ñi nga xam ne ñooy baatin compagnie si fii te ñoom bu leen engagé ñooñu nangul leen a tontu lu tax nguur gi mun wañ si loxo ñun tey taxaw ne ñun saako ciment bu ñu fi dugal dañoo fay 180 te nguur gi mënut a taxaw benn local compagnie bu fi nekk na ko at least tey di nga jaay wholesale waaye doo mun a ñàkkaatee jaay retail doo ko mun doo am benn outlet damaa close sa outlet yi parce que right bi ko may wala loi bu ñëw tegu si ñun ba ne tey da ngaa taxaw fay 180 di seen loi waroon na apply to di local industry na la yéen tamit doo leen am right pour jaay at least ñi xam ne nguur gi dafa def lii nit ñi mën koo gis ne mu ngi fair waaye yow nga téye loxol kii nga bàyyi loxol keneen loolu mooy li nga xam ne moom moo fi am su bu yàggul rek si press release boo xam ne government def na ko di déclarer ne 2023 lii nga xam ne cement importers bi loolu lañ fay douane wala custom loolu $25 million la moo toll ñun loolu daf ñooy jaaxal ndax loolu soo ko xoolee opération yi
9 moto rek la dafa mel ni 9 trucks seen liggéey bi ci at bi mooy tolloog $25 million te association bi lu mooy liggéeyloo ëpp na 300 trucks di dem so loolu daf ñoo jaaxal waaye ñun buñ jëlee record bi nga xam ne moom la Sahel Cement bu Sénégal jox ne loolu lañ import wala loolu la exporteur yi Gambia te ñun ñoo ko fa jëlee is 619,000 tons 498 loolu du lu tuuti loolu soo ko xoolee mun na laa jox 30 million bags loolu lam laa jox 619,000 tons 498 is 30,974,000 bags te loolu 4,900 for 30 million boobu noonu 974,000 boobu soo ko cegee pa bag $30 loolu xaalis bu bëri la du xaalis bu tuuti mu ngi nekk si ay $79 million $247,000 so loolu dafa mel ni lu ñu war a liggéey la ci at bi te loolu is reasonable lii du ay fen 690,498 tons moom la Cement Sahel bu Sénégal wax ne loolu la export to Gambia te ñun jënduñ ciment rek Sahel am na ñuy jëndee Dangote am na ñuy jëndee Sococim léegi nag ñun lu suñ responsibility ñun ñooy collecte taxe ñun collecte taxe soo mënuñoo wax ne lii leen report lan lañ mën a wax mooy lu ñu jënd ci ciment Sénégal su fekkee ne dugal nañ ko Gambia lii la war a fay si taxe léegi du ñun ñooy dem fayeku ci taxe du ñun ñooy fay taxe loolu tamit il faut que ñu leeral ko ba nga xam ne ñëpp dinañ ko mën a bàyyi xel soo jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la loi bi wala police bi nga xam ne ministre bi moom moo ko fi teg loolu du loi ministre moom moo jël police teg ko fi te loolu lu ko ci dugal bokk na ci technical staff yi nga xam ne ñooy dem toog def seen calculation wala jàpp ne lii mooy li nga xam ne moo xew ci marché bi ñu jox ko ministre bi mu dogal mu jël ay dogal bii dogal yi lu gën a firndeel ne seen dogal daf sukkandiku ci lu leer amul benn yoon bi nga xamee ne bi gars yi joxe ne maquette bi am na ciment ba léegi loolu mu ngee waroo mbokk yi ne waxante dëgg depuis ñu téye ciment yi Sénégal bi ba léegi ndax ciment dafa am ci dëkk bi wala dafa manqué ci dëkk bi ciment amul ci dëkk bi te ñoom ñoo wax ne ciment bu doy moo fi am li fi nekk doy na te lu ci gën a métti moo nekk ne ñi doon jëndee Sénégal ba léegi nekkul di jëndee ci dëkk bi ñoom ñëpp dañoo toog di seetaan su fekkoon ne ñi doon jëndee Sénégal sax day jéem a toog doon jëndee ciment ci dëkk bi kon coow li romb na fii bu yàgg konoon coow li romb na fii kon defe naa ne ministre bi ay nguur du dellu ginnaaw waaye nguur war naa gestu askanam bi te soo gisee ne yow da nga fi nekkal askan bi mu wóor la ne yow jafe-jafe yi nga teg askan bi wala loi yi nga jël ay jafe-jafe la teg askan bi nguur gi na dellu ginnaaw ci loolu ni mu koy xamee yomb na su ko bëggee xam démba rek boo xoolee social media bi di nga gis commune su fa nekk ñooñu ñun xamuñ leen sax gisuñ leen waaye xam naa ne dañoo war te yàlla tax te ñu ci bëri ay witness neen ñoo xam ne ni wax dëgg yàlla xam nañ ne ciment bi jur na coono yu bëri jur na manqué bu bëri boo xam ne ni koos na tey ci yeneen provinces area loo xam ne ñun ñu ngi fa doon dem ba deliver foofu ciment si ay $375 tey ciment di dem ba àgg foofu $500 yeneen yi $525 ñun time bu ñoo dem base bu ñoo njëkkaa téye liggéey bi fekk ne foofu ciment $390 tey base ñu ngi confirm ne is $525 how much is the difference from $390 to $525 it's too much almost $100 or $235 léegi loolu noonu expenses la moo ñëw nekk ci Gambia nekkul dara loo xam ne dafaa ñëw jural Gambia because yaa ngee jëndee ciment $525 te waruloo ko noo jëndee sa lu romb $400 so différence boobu noonu ba njëriñ la ñu amal te lii moom mu ngi koo gis ne ko ne ñu lu ñoo wax ni dañoo wax lu ñu neex lu ñoo wax ak lu nit ñi di dund benn la loolu dafa tombe lu ñoo wax loolu la askan bi nekk di dund lii nag ñun soo gisee bi ñu téye ba léegi mu métti li ma wax rek dañoo sàmm ba sàmmaale suñu askan bugguñ mukk di bàyyi askan bi ëllëg ñuy dundee coono boo xam ne mooy ci sampu dafa métti trop ndax ciment essentiel commodities la
ciment kii di rich and di poor ñëpp ko soxla démba kii du ma bàyyi ma fenn waxtaan nañu ay securities lu daw yaram ñu ne yéen a nekk ci ciment bi ñu ne leen waaw ñu ne la ngeen try seen best level ngi ciment bi mu fexe ba yomba ciment bi mu fexe ba am kenn si ñoom woon ma ne man sampana waaye su ma néeg sa raaxuma ko su ma néeg sa floor concrete bi sax mënuma koo def waaye yet still fa laa dikka parce que mënuma koo boole ak fay luwaas mu ne ma par 2 bags laay mën a jënd ciment di dajale ciment am na ñuy jënd 1000 am na ñuy jënd 100 waaye kii ñaaka tamit daf ko dee soxla mun na koy jënde ak 2 bags so ciment lu GCCI wax GCCP wax moom moo fa nekk is an essential commodities so ñi ngi delloo su le xel Gambia government bi mu xool ne ñun ay ndawi réew mi lañ so te ñun huge amount of investment moom leen dugal ci business bii nii wax neen ko fi sa dinañ continuer di ko fi wax and different sources of investment moom leen jëlee suñ xaalis ñëw dugal ko ci liggéey bi moto yooyu nekkul moto yoo xam ne ni tey dañ koo mun a dem jël di ko paak wala di ko jël di ko dugalaat feneen moto yooyu purposely pour this business loon te suñ xaalis lañ fa dugal suñ xaalis lañ dugal ci factory bi wala usine bi nga xam ne foofu leen doon jëndee kon lu ñu fi gis ñu ngi woo His Excellency President Adama Barrow di woo di entire Gambia government ñoom tamit ñu dellu ginnaaw ci li nga xam ne jël neen ko wax neen leen ko ñaan neen leen ko ñaanaan neen leen ko ndax amul njëriñ ci askan bi amul njëriñ ci yuut si fu muy mujj du neex ba pare dafa jural askan bi ñàkk liggéey ba pare jural leen tamit price yoo xam ne dafa cher te moo waral ciment bi du manqué si dëkk bi loolu amul benn njëriñ kon ñu ngi emale foofu suñu kàddu di leen wax ne jërë ngeen jëf leen baal ñu ak ci kàddu yi wax yomb jërë ngeen jëf. So before this, the computer one or two questions for Sen and reminded this other close remark. We are not spending more time here. One or two questions for Adi by or Sen and this one will I'm already done on the standard newspaper. Okay. I've been arrested,